wax ni respecté wuñu loi bi ñeel parité ñoom ci seen bopp nag li ñu wax rek moo di moom Benoît Sambou ko fukk ak juróomi liste départementale si ñaar fukk ak juróom ñett yi nga xamante ne coalition Yewwi Askan Wi déposé na ko itam respecté wul parité loolu daal moo mujj nekk ñoom seen tontu waa coalition Benno Bokk Yaakaar mu ñu wax nag ci coalition Yewwi Askan Wi ba léegi mu mel ni foofu nag jamono ji yëngatu na ndax nag su weesoo invalidation liste départementale bu Dakar ci biir nag mel na ni ñi fa mer bëri na loolu ci diggante ay attaque personnelle démission ci li nga xamante ne rek moo di nombal tànku boobule coalition dal mel na ni ba fi mu toll nii dal amagu fa ndax nag bu mujj bi moo di démission wu Moustapha Guirassy ci bopp commission communication bu boobule coalition bu kujje politique bi waaye nag leeral ni rek moom Moustapha Guirassy ba fi mu toll nii mu ngi ci biir coalition bi waaye ndombal tànkam ci kaw commission comme président sous commission communication bi rek la teggi mu di nag départ boo xamante ne day mel ni ba fi mu toll nii rek dal amagul wala ay maire bëri da lool ci boobu les coalition leeral yi ak Fatou Abdou Ndiaye. coalition Yewwi Askan Wi mel na ku nekk ci xaajaloo ginnaaw bi liste yi génnee ñu bari tàmbalee wane seen ku mer loolu nag am na ci ñoo xam ne tàmbali nañoo wane ne mer bi duñu ca yam waaye dañuy def ay jéego ba ñu def mooy tekki nombal tànk ga ñu leen joxoon Moustapha Guirassy tekki na nombal tànk njiitu commission communication bu coalition Yewwi Askan Wi ci ab lettre la daal di xamle ñi jiite conférence des leaders ne moom mii kon tekki na la nga xamante ne moom la ñu ko joxoon teg na ca nag waxul dara ci li nga xamante ne moom moo tax mu jël bi dogalu Moustapha Guirassy bi mi ngi ñëw geneen goo xamante ne bu ko jiitu di Moussa Tine moom nag démissionné wul ci Yewwi waaye dafa ne nañu ko dindi ci ñaar fukk ak benneelu place bi ci liste nationale bi ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi yëkkati ay kaddu bokk na ci dàmboo ci kaddu gu mujj goo xamante ne yëkkati na ko moom mooy ñaawlu anam gi ñu doxalee investiture yooyu dem na ba jëli tuuma teg ko ci kaw Khalifa Sall wax ne moom daf fi nekkal njiitu réew mi Macky Sall lu ne mel nag li muy firndeel leen képp la situation bi tàng na jër foofa ci coalition Yewwi Askan Wi xaajaloo xiiroo ak ŋaayoo mel na ne lu dugg ci booba coalition. grande coalition gëm sa bopp di wéyal ay série de rencontres maanaam daay ay ndaje yoo xamante ne rek door na ko ak ay forces vives yu réew mi ginnaaw Ligue sénégalaise des droits humains ak FRAPP barki démb Bougane Gueye Dany nag jot daje wala sax collectif ñoo lànk jot na ko dalal démb ñoom gëm sa bopp mi nga xamante ne rek dañ leen recalé ci parrainage législatif yi ñuy nakarlu nag li nga xamante ne rek dañu jàpp ni ay méthode Macky Sall la rek ngir jële leen ci wala sax fexe bu ñu bañ a participer ci jongante yi série de ndaje yooyu nga xamante ne gëm sa bopp mu ngi koy amal da koy wéyal ndax tey jii ñoom ci seen bopp nag ak jàmmi réew mi dinañu daje ci siège yu gëm sa bopp ci cité Kër Gorgui. ginnaaw am li nga xamante ne moo di majorité ci assemblée nationale ci jongante législative yi di ñëw lu mën a nekk la lii nag mooy conviction wala gis-gisu ñi nga xamante ne rek ñoo di libéraux yi ñuy xamle ne rek ànd booloo nekk benn rek moo mën a tax rek ñu motal wala egg ci seen bébét boobule ci session de formation boo xamante ne ñu ngi ko doon amal ñeel processus électoral bu ñu ca Guédiawaye woo nañ nag si ñu fexe rek ba mer yi nga xamante ne ñu ngi koy amal ci biir parti yi maanaam daal querelle interne ñu fexe rek ba muñ ko ba fexe jële fi ki nga xamante ne rek moo di Macky Sall ak ñi mu àndal ci bopp réew mi ñu teewlu ci loolu Marème Fall di responsable politique bu parti démocratique sénégalais. ñun ñëpp nañu booloo ñun ñëpp nañu àndandoo ñun ñëpp ñu joxante loxo bépp opposition bi fi nekk ñun ñëpp ñu àndandoo joxante loxo ngir Macky Sall jóge fi buñ demee assemblée nationale buñ fi amee majorité ñu mën a fexe ba Karim ñibbisi ci réew mi ndax bu ñu amee majorité Karim dina ñibbisi ci réew mi loolu moo tax tey jii coalition bi Abdoulaye Wade ba mu ko defee ñun ñu ànd ci coalition bi daal mooy ne ñëpp àndandoo ne ñëpp booloo ndaxte bu tànn amee rek am ñu mer mais ñun tey jii ñëpp dañoo war a jàpp ngir ñun dañoo bëgg Macky jóge fi moo tax tey kenn warul dem ñëpp a war a toog ñun loolu mooy suñu xeex tey loolu muy suñu àndandoo loolu la ñuy jàpp tey ñun loolu la ñuy woo ci nit ñi. Zik FM. nawet bi di wàcc mu mel ni autorités yi nag jël nañ ay dispositions yi nga xamante ne rek moo war ngir rek mën a janook li nga xamante ne moo di mbënd beek yeneen yu ni mel am na dispositif pompage boo xamante ne taxawal nañ ko ay liggéey pré hivernal yoo xamante ne itam ñu ngi koy amal la jamono ji ci terrain bi lu ni mel nag ki ko xam ne di directeur bi yore lépp lu jëm ci wàllum prévention ak gestion mbënd bi Alpha Sidibé mu ngi doon présider lancement lu ñu duppee stratégie plan opérationnel bu communication bu projet de gestion bu mbënd
mbënd bi fii ci Sénégal ñu teewlu ko ak Younoussa Baldé. ci atum 2020 juróom benn nit ñàkkoon nañu seeni bakkan ci inondation yi ñu bari tamit ñàkk seeni matériel ngir hivernage bi di ñëw projet ñeel gestion intégrée des inondations adopté na stratégie ak it plan ñeel communication bu mu fas yéene déroulé Alpha Sidibé mooy directeur prévention ak it gestion des inondations. am na yenn comportement yoo xam ne dina tax inondation yi gën a yomb si dëkk comportement yi ñu mën a am par exemple par rapport au réseau de drainage yi nga xam ne état bi def ciy def xaalis bu bëri études yi ñuy def ñun dinañu permettre enfin régler problème yooyu yëpp. waaye projet PJST dina intervenir ci région yu mel ni Dakar Diourbel Ziguinchor Kaffrine Fatick ak Saint-Louis Alpha Sidibé. yooyu la ñuy ciblé dans un premier temps pour mën a waxtaan ak population yooyu. ren ji ñu jort ni sax ndox mi dina bari waral kilifa yi jël seeni matukaay. aujourd'hui curage canaux yëpp démarré na entretien bassin yi démarré na station de pompage yi démarré na. dañu sukkandiku ci directeur ñeel prévention ak it gestion des inondations ministre bu yor lépp lu nekk assainissement ak ndox mi dina wàcc ci terrain bi ngir xool fan la liggéey yi toll. Younoussa Baldé njëgu dund gu cher waaye itam denrée de base yi ñu jëfandikoo yoo xamante ne saa su ne njëg yi itam yokku ay jafe-jafe ci jël en charge ñi nga xamante ne ñoo amee jàngoro yu Covid-19 bu mel ni pandémie Covid-19 bi dafa fësal rek wala dafa gën a mandargaal ci jiitu lajjitee njiitu réewu Afrique yi ci wàllum wérgu yaram autosuffisance alimentaire lu ni mel di gis-gisu secrétaire général bu union bi boot rek liggéeykat yi ci Sénégal du UTS suñu sukkandikoo ci kàddu Aliou Ndiaye jàngoro yu Covid-19 bi dafa fësal rek ni Afrique ci boppam dafa war a gën a mën a investir ci ñaari secteur yooyu le mu ngi xamle li ni mel ci ubbi tepp benn lël de formation boo xamante ni rek ñu ngi ko jagleel personnel bu centrale syndicale UTS formation bi nag ñu ngi ci àndoon ak CGT de France ñu teewlu ci loolu Aliou Ndiaye ak Younoussa Baldé. waaw man yaakaar naa ne Covid bi baax na parce que tey jii njiital réewu Afrique yi war nañ ci mën a sukkandiku gis na léegi am na lu ñu manqué ñu jublu ci muy maanaam lu mel ni wérgu yaram parce que boo fekkee da ngay dem ba masque sax da nga koy jëndi mënoo koo defar loolu dafay xaw a doy waar donc war na tax ñu gën a jublu ci mbirum wérgu yaram mi waaye jublu it ci mbirum lekk beeg naan bi parce que réew moo xam ne mii mënoo dundal saw askan toujours da ngay topp ci ginnaaw réew yi rek ñu lay noot ak def lu leen neex. Afrique dafa war a am souveraineté alimentaire am dafa war a am souveraineté sanitaire am buñ bëggee wax indépendance Afrique. waaw boobaak léegi wax jooju moom dafa tàggat tembe wax dëgg yàlla ñun yëguñu jéego yuñ ci def ndaxte entreprise yi nekkoon ci difficulté ci suñu secteur ba léegi ñu ngi ci entreprise yi nga xam ne jotoon nañ leen a liquider wala ñu nekk en liquidation liggéeykat ya seeni àq ak seen yelleef jotuñu ci dara te at mu nekk pourtant danañ ko laaj waaye ba léegi daal nit ñi waxuñ ci dara. ñu uutali Bargny mu mel ni foofu la ñàkk déggoo wala sax coowam na ci diggante ci biir association nationale bi boot militaire invalide yi ci Sénégal ginnaaw benn assemblée générale bu ñu doon bëgg a amal te mujjul antu mujj nañoo rek fexe ba soppi seenu bureau bi waaye nag jot nañoo valider lu toll si fukk ak juróom-benni at yoo xamante ne rek ñu ngi koy yor boobule association liñ ci mën na jàpp rek moo di ci jeextalu weeru mai bi nañ rek fexe ba gën a amal encadrement au dispositif sécuritaire suñu sukkandikoo ci membre commission yi nga xamante ne rek ñoo yore lépp lu jëm ci wàllum organisation boobule assemblée générale ñu ngi daje woon nag ca Bargny ñoom ci seen bopp nag di woo membre yi ci ñu rek fexe ba woo autorité yi waaye itam ànd ak dal teewoo autorité militaire yi ci ñoom ñëpp ñu teew ci ndaje boobu la nga xamante ne jàpp nañ ni mooy seen chance bu mujj bu tax rek seen structure boobu la continuer di dund ñu teewlu ci loolu Mass Dieng bootu ci section bu Thiès bu ANAMIS ci micro Cheikh Ahmed Tidiane Seck. mooy bureau bi fi def 16 ans la def ci ANAMIS. bañ ne dañuy dem ci élection yi yàlla def mu am problème ñun nag am ñoo xam ne dañoo jógoon pour saboter ko. ci seen mat ak seen sens de responsabilité maanaam ñu nekk ay kilifa yu mot kilifa ñoo ne nañu taxaw bañ a continuer ndax bu ñu continuer musiba mën na faa am ñoom ñu ne bu ñu toogee danañ xoolaat beneen date boobu nag lañ jàpp pour le 28 mai bi candidat yëpp d'accord ci wante nag dañoo toog
dégg ne am na benn bureau consensuel boo xam ne teg nañ ko waaw ña ko teg mooy bureau sortant te bureau boobu mënuñ ko cautionner parce que booy cautionner da ngay cautionner loo xam ne ñëpp dañ see ànd d'accord ci association buy dox dafa am ay règlement intérieur mënoo tëb rek toog ci sa benn ruq fële woo sa quelques membres ak say copains daal di def assemblée générale daal di far bureau consensuel sans les candidats déclarés teg ci. Conseil des droits de l'homme maanaam daal conseil bi nga xamante ne moo yor lépp lu jëm ci wàllum àq ak yelleef ci Nations Unies dina évaluer réewu Sénégal ci atum 2023 loolu nag mu ngi ñeel engagement yi nga xamante ne rek jëloon na ko ci passage bu mujj ci kanam boobule conseil nga xamante ne rek day fexe ba ñu respecter lépp lu jëm ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama dinañ taxawal nag yenn ci ay engagement yoo xamante ne boobu ba léegi dafay am ay jafe-jafe suñu sukkandikoo ci société civile bi nga xamante ne fas yéene na gunge Sénégal ngir rek mu ñu gën ko bàyyi xel ci wàllu woowee société civile bi nag jot naa organiser benn lël boo xamante ne da ci gën a tàggat ñi nga xamante ne ñoo bootu ci lu ni mel ci examen périodique universel bu Sénégal Abdoul Aziz Sow Dabakh. ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay càkkutéef la kuréel gi saytu lépp lu jëm ci aar àq ak yelleefu doomu aadama bu ONU doon sàkku ci Sénégal mu jëmmal ko ci lim boobee Sénégal ne ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent rek la ci nangu jëmmal waaye ba tey am na poñ yu nguur gi desee jëmmal loolee waral ba société civile jaare ko ci ab coalition na ma jàppale nguur gi ci nu muy sàlloog kàddoom ba muy janoog boobule kuréel. xam naa ne buñ demee ba 2023 sax dina am yu des waaye nañ fexe ba nga xam ne yi ñuy mettre en œuvre dina bëri te dina am solo mais dina am toujours lu des bu ñu demee ba 2023 jot bu ñu demaat bay saytuwaat Sénégal gis ne lii defuñu ko danañ ko yeggee conseil bi. lu ni mel bu antuwul mun na am yeneen njuréef bu Sénégal di jàkkaarloowaat ak boobule kuréel. ne ko nag yow wax nga ba pare waaye lii war nga si gën a góorgóorlu ko defee mu jëlaat yeneen engagement ñu yokkaat ci yeneen tegtal loolu tamit day indi état mu sawar di engagé wu mais bu engagé wu aussi mu sawar di liggéey ci engagement. kuréel googule mu nga nama saytuwaat Sénégal ci weeru novembre atum 2023 mu ngi ko gëj a saytu ci atum 2018. xibaaru bitim réew. xibaaru biti réew dañ koy dooree ak benn délégation tchadienne boo xamante ne mu ngi woon ca Bamako ci aljuma ji ak benn mbébét moo di rek fexe ba dalal fitna bi nga xamante ne rek moo fa am ginnaaw ndogal bi nga xamante ne Mali jël na ko ne rek day retiré wu ci alliance politico-militaire bu G5 Sahel porte-parole bu gouvernement bi Abderrahmane Koulamala moom ci boppam nag waxtaan bu baax a baax ak président malien bu transition bi di colonel Assimi Goïta. ñu wax ci franco-colombienne ak ex-otage bi di Ingrid Betancourt moom franco-colombienne bi ñu ngi fàttali ko otage la woon moom Ingrid Betancourt nag dafa fësal ni rek day retirer candidature am ci jongante présidentielle yi nga xamante ne war nañ ko amal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai ca Colombie waaye itam jot naa fësal itam ni rek day dem rallier ak benn candidat indépendant bu ñu duppee Rodolfo Hernández ñu moom ci boppam xamle na ni jël na ndogalu dimbali bu baax a baax wala jàppale ki nga xamante ne jàpp na ni moom képp mooy candidat bi mu yaakaar ni mën na jeexal système bi nga xamante ne moo am foofule ci réewu Colombie. États-Unis la ñuy jeexalee moom ak Corée du Sud mu mel ni nag dañu fësal tey jile seen mbébét dem si gën a dëgëral seenub exercice militaire ñoom ñaar ànd ci booloo ngir rek mën a janoo ko bu baax a baax lu ñu duppee menace bu Corée du Nord compte tenu ñoom ci seen bopp nag fësal nañ ni évolution bi nga xamante ne rek menace bi nga xamante ne république populaire démocratique bu Corée nekk na ko jamono yi tax nag ba yaay ñooñu le ji ay dirigeant fas yéene nañ rek entamé ay waxtaan bu baax a baax ngir rek gën a yaatal li nga xamante ne rek moo di seenub exercice waaye itam gën ko dëgëral di ay entraînement militaire conjoint ci alentour péninsule coréenne suñu sukkandiko ci benn communiqué conjoint boo xamante ne rek ñu ngi ko publier si jeextalu benn sommet bu doon amal ca Séoul ci diggante président américain bi di Joe Biden ak sud-coréen bi di Yoon Suk Yeol ci xibaaru biti réew yooyu sax la ñuy naan ndax keppe xibaar yi Safetou Bandiaye nekkoon ci micro bi Chérif Bekay Diallo ci xarale gi ñu leen di jaajëfal ci seen teewlu ak seen ànd ak première radio urbaine du Sénégal jàmm ak jàmm.
yaa ñu ko jaral yow si